tey nag dañuy ñëw ci coow lu ñu fiy dégg ay ministères yi dañ leen di toxal ay étudiants yi wala enseignants yi waxtaan nañu ak ñoom première dame moo ci dugal loxoom yenn ci ay sociétés wala ay entreprises fictives yoo nga xamante ni dañu ni ay prête-nom lañu donc entreprise yooyu ku ci nekk am na liggéey boo xamante ni yow yaa ngi koy def mais par exemple su fekkente ni dañuy transférer lan la ñuy transférer ay ministères fan lañ leen di jëlee Dakar fu ñu leen di yóbbu Diamniadio ban différence la am entre Dakar ak Diamniadio sotti ceeg def ci la Diamniadio mi ngi nekk ci région bu Dakar. Il faut que sunu njiit yi di bàyyi naqasaale bi ak nax bi ñuy nax ñun bu fekkente ni dañ bëgg yaatal bëgg mbir yi yomb ci nit ñi nañu jël ministère de l'agriculture yóbbu ko Kaolack xam nga nañu jël ministère des Sénégalais de l'extérieur yóbbu ko Louga nañu jël ministère des mines et de la géologie yóbbu ko Tambacounda Kédougou nañu jël ministère des finances mën nañ ko bàyyi Dakar dëgg la ministère de l'hydraulique nañ ko yóbbu Louga Kër Momar Sarr ministère boo nga xamante ni petite enfance ak yeneen la yore nañu ko yóbbu Gouloumbou wala Goudiri su ko defee dinañ mën a wax ni kat sunu njiit yi ñuy jiite ñu ngi ci dynamique gu woyofal sénégalais yi seen biir waaye ministères yi dañ koy jëlee Dakar yóbbu ko Diamniadio di ko tiitaroo alors que Diamniadio mi ngi nekk ci région bu Dakar il faut que les gens arrêtent ñun ay nit lañu dañuy xalaat immeuble bii ñu ne woon dañ koy defaral 39 milliards lañ ci dugal ñaata at délai d'exécution bi jeex na bu yàgg coow jibul lan moo tax nañ ñu dimbali leeralal ñu 39 milliards yooyu naka la demee parce que ñun dañoo bëgg a xam 39 milliards yi nañ ñu leeral nan la demee su ko defee ñun ñu xam lan la ci Bamba Ndiaye def nañ waxante dëgg lan la ci def lan la ci def xam nga. liggéey bi yàgg na heure boo fa demee di bëgg a wax ouvrier dañuy wax nangama naan ouvrier am leen di comprendre parce que man à chaque fois su ma demee dañ naan non grand parce que dañu bëgguma yàq liggéeyu jàmbur mais nag nañu dimbali ñun ay Sénégal lañu dañu war a xam naka la demee te nañu bàyyi waxi Diamniadio ci région bu Dakar la bokk te leneen loo xamante ne Sénégal yi bàyyi wuñ ci xel autoroute à péage bii nii coow laa ngi bari mais autoroute à péage bi à partir de Pikine la gars yi war a commencer fay à partir de Pikine gis nga ñiy jógee Dakar di dem Pikine yépp war nañoo jaar ci autoroute à péage bi du ñu fay dara Eiffage kañ la ci commencer dugal xaalisam diggante Malick Sy ba Patte d'Oie mais tubaab bi nanguwuñ ci woon dugal seen xaalis Abdoulaye Wade moom moo jëngu defar ko bi tubaab yi xamee ni kii bu ñu ko bàyyee bu dem bu ñu ànd ak moom mu dem bu ñu àndul ak moom mu dem ci lañ dem koji autoroute à péage bi à partir de la Patte d'Oie pour jëm cee dugg sunu njiit yi ñu jiite itam topp tubaab bi mel ni ñoo nga xamante ni gëmatuñu seen bopp xam naa sax politiciens yi mosuñoo gëm seen bopp nos politique là mosuñoo gëm seen bopp nañu waxante dëgg gëmu leen seen bopp man maa ko wax nañ ma baal ci ni may waxee parce que dañu yàpp ñun dañu war a xam président ñun dañoo war a xam wax nga dinañ xoolaat contrat bi lan la ñuy xool ci contrat bi am na luñ ci xam de am na ñaari kilifa yoo nga xamante ni mais seen loxo gi ci affaire yi dégg naa ñu ne ñoom ay actionnaire la ñu Eiffage moo tax Eiffage kenn du ko mës a audité contrat yi ñuy wax ni
fii lay lépp di doxee tàbbi géej du ngeen mës a dégg ñu ne wax nañ ci ay autoroute bi dafa war a am lumière dafa ne xool ne fi ñukk autoroute bi day jaar ci yoon normal bi gënoon na fay metti en 2005 ñun dañu doon liggéeyi 15 heures lañu amoon réunion rédaction mais 10 heures lañ doon génnee suñu kër pour mën a yegg si 14h30 wala 15 heures nañ def noonu 2005 dund nañu ko ñaata weer te wàññiwuñu dara ñu ngi nii ni cocc mën nañ ko defaat du ñu wàññi dara boycotté leen autoroute à péage bi man maa ko wax amuluñ benn njariñ ay escroc ñoo fa nekk sa oto day paan ngay dem di uti ndox oto bu sofe ngay dem di uti ndox ñu ñëw remorqueur yóbbu nga dem fay 15 000 te dañ ni remorquage ak assistance duñ la remorqueur yóbbu kay nañ la assister nañu wut ay mécaniciens yoo xamante ni buñ la yóbboo remorqueur bi ñu yóbbu la mécaniciens yooyu ñoo lay assister ba sa oto mën a tàkk bu dee amul changement pièce amul dara nga mën a dem bu dee problème électrique la bu dee problème mu ndox oto buy chauffé la bu dee problème mu neneen ak leneen lu mu ci mënti doon ñu kii la ba nga tàkk nga yow xam ban yoon ngay jaar ba mën a yegg fi nga jëm suñu kilifa yi nañu xoolaat waaye seen doxalin parce que ñun ay nit lañu autoroute à péage bi suñuy milliards dañ cee dugg nee nañu 300 et quelques milliards état bu Sénégal dugal na ko ci waaw loolu itam président war na mën a leer président man dama jëlale sax contrat pétrole yeeg gaz beeg fer ba ca fele meeg yooyu yëpp man dama ko jëlale ay zircon beeg yooyu yëpp jëlale naa mais zircon bi ngeen doon wax Casamance lu tax ngeen doxal ci ni ngeen ci doxalee ITIE liggéey bi muy def waroon nañ ko mën a siiwal ba sama maam ma nekk ca Mbaar Njaay xamul lu géej gi di riir mën a xàmmee ràññee mais bu ngeen ko yemale ci cadre nasaraan ñan ñoo xam li ñuy wax loolu tam c'est un problème président loolu dañ ko war a mën a leeral pour Sénégalais bi xam parce que ñun dañu bëgg mu leer wax ji yépp bëgg mu leer la njiitu réew nga yàlla moo la fi teg dañ koo dangu gis nga sunu borom bi la fi teg ci jamono yu nga ko yaakaarul woon yow sunu borom boobu moo fi nekk ba tey te sunu borom boobu bu nee ni Macky Sall mooy amaat deuxième mandat ala kulli haal da ngay amaat deuxième mandat kenn mënu ci dara mais bu nee doo amaat deuxième mandat boo teewoon carte d'identité yëpp ñëpp ba ñu am carte électeur sax du tee doo ko nekkaat parce que sunu borom mooy l'omnipotent mooy l'omniscient mooy l'unique mooy l'éternel kon ku ko xam rek doo sonn leneen li mu bëgg ñëw président nañu wax ci problème mu augmentation indemnité de logement yu enseignants yi bon yokkal nañu leen man d'accorduma de sama xalaat nag mën naa bañ a compter ci réew mi waaye enseignants yi bañ ciy dugg am na ñoo xamante ne dañ ci dugg passion lañ ci duggee am na ñoo xam dañ ci duggee parce que dañ ko bëgg mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci dugg ngir suturlu ngir am lu ñu mën a dundee parce que demoon nañu fenn doon fa jéem a uti leneen amuñu ko ñoo fi nekk di sonal nit ñi xam nga ñoo fi nekk di sonal nit ñi am na yoo xamante ni nag yow nangu nga ko boo ko nangoo ci sunu xaalis nga ko nangoo moo taxit yokk gi ñu yokkal enseignants yi yéen askan wi moo leen di rey dina rey bépp jom ak ngor bu nekkoon ci yéen parce que lépp ay yokk ceeb dina yokk dëwlin dina yokk suukar dina yokk lépp dina yokk te maa leen ko wax ci fan yu néew ngeen di ceeb beeg lépp dina yokk du waa UNACOIS ñi ngi wax ñu naan non UNACOIS seen bopp lañ fi nekkal monopole suukar bi bu ñu xoolee lépp ni ma ko mën a misaalee suukar bi mën nañ ko jëndee ay tonnes téeméeri junni bitim réew mën nga ko fa jëndee lu yées téeméeri junni boo ñëwee fii ci réew mi ak la nga cay fay lépp mën nga ko jaayee lu yées téeméeri junni alors que compagnie sucrière sénégalaise téeméeri junni ak lu topp lañ koy jaayee am na ñu leen di jàppal tànk lu tax ñu leen di jàppal tànk loolu tamit lu ñu war a leeral la président Macky Sall lii nag ab soññee la ab soññee dong nag président de la république jàppal ni
soññee dong la ngir bëgg réew gi jëm ci kanam donte itam ci àll bi am nu loo fa liggéey dinañu ko wax bés dina ñëw li nga liggéey ci àll bi président de la république dinañu ko wax waaye li nga liggéey ci àll bi bu ñu boolee lépp xànjalewul diggante Pikine Dakar ak Tëngéej Géejawaay gis nga ñeenti communes yooyu boo boolee yeneen ñi nekk Sénégal yépp ci ay électeurs ñeenti communes yi ñoo leen ëpp foppi ndal la électeur président de la république kon ku la ni mbir mi du Dakar rek mi ngi lay nax mbir mi du Dakar rek de waaye li ëpp Dakar la Dakar bu ñu ko waxee nag mooy Ndakaaru mooy Géejawaay mooy Tëngéej mooy Pikine nañu ko gëm ab soññee la encore une fois président de la république na leer